sëriñ bi ñoo gi lay demoo sëriñ bi ñoo gi lay siyaar sëriñ bi ñoo gi lay demoo sëriñ bi ñoo gi lay siyaar Allah 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 mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi xaar vidéo yi nga xamante ni ñu ngay baaxee muy bawoo ci sëriñ bi ñu ñëwaat ak yéen tey ci beneen yoon ci benn émission spéciale boo xamante ni bëgg nañ kaa waxtaan ak sëriñ bi mu laal loo xamante ni actualité la waaye laata ñoo laal ci loolu rek dañuy doon ci sëriñ bi daal di def vidéo su ko defee ñu daal di ñëw ci laaj yi nga xamante ni ñu ko ci dencal sëriñ bi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله هداة المهتدين حق قدر مدار عظيم رضي الله عن كبريت الأحمر محمد الأولياء والعارفين شيخنا وأستاذنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وارث سرهما قد أرواحنا إبراهيم بن عبد الله نياس عن مدد ولي العارف رباني شيخ وأستاذ مولاي محمد الخير amma ba'd naqul lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginnaaw bañ sant yàlla subhanahu wa ta'ala ñu ñaan ko def julli ak sëmal ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan gërëmaan ni yàlla na ci ki nga xam ne mooy sunu sëriñ sunu wasila di Ahmad doomu Muhammad Tijaani waaye di sàkk ngërëmaan ne boobu yàlla na rogalaat wàcc ba si ki nga xam ne mooy xalifaam di xalifa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di Ibrahim doomu Alaaji Abdoulaye Niass di sàkku tëbb xadara sunu sëriñ sunu wasila Mawlana Muhammadul Xayri ginnaaw loolu ñu nuyu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kon mbokk yi ñoo ko déggandoo loolu nekk loo xamante ni nuyoo la ci sëriñ bi waaye li nga xamante ni tàmbali woon nañ ko muy vidéo bi nga xamante ni moo dugg jamono yi passé di wax ci li nga xamante ni muy wàllum Palestine ak yi nga xamante ni mooy Israël am ay points yoo xamante ni jot nga kaa daal mais daanaka li ñu amoon temps ci rajo ba bañ la invité daanaka doy woon moo tax man cee laaloon tuuti rek daal di bàyyi. am jaamu yàlla yoo xamante ni ñu doon laaj ci suite bi ak yu demee noonu ak yenn leeral ci loolu. ñu daal di bëggoon ñoo ñu mën a faram-fàccee lii nga xamante ni muy Jérusalem bi nga xamante ni daanaka kenn nangu kaa bàyyi ak moromam ban enjeu ban importance ban njëriñ la Jérusalem wala ban doole la am ba nga xamante ni benn ci kii di Palestine wala Israël nangu kaa bàyyi ak moromam loolu. macha allah Ibrahima ginnaaw beneen nuyuwaate beneen yoon nuyu ñëpp di santal yàlla beneen yoon subhanahu wa taala di wax ne di problème crise bi am mooy conflit Israël ak Palestine bi mbir la boo xam ne jullit bu ne war na cee bàyyi xel keroog maa ngi koy tijjee di wax addis bi nga yonent bi naan man lam yaxtam bi umul muslimin fa laysa minhum wala fa laysa minna ki nga xam ne yi téew mbirum jullit ñi bokk ci ñun suñu Cheikh Ibrahim entre parenthèse la boo xoolee cool yi daka ñoroon ba bàyyi di ci bind wax ci def ci lu nekk boo dee si diwaan Seewul Xalb mooy bi nga xam moom la mujjee bind ci wetu fin bi am na woy boo xam ne maa ngi gis sa bàyyi mi ngi ñaan yàlla waa Israël de ñaan yàlla naan yàlla di ñaan dem na ba naan yàlla alak ñam mooy Dayaan mooy Moshe Dayan ci les pères fondateurs de l'état d'Israël la bokk dana sa banaan tamit ñaan yàlla àlla ki nga xam mooy Mayaar mooy Golda Meir ñëpp boo xoolee bàyyi sa doon ba si ñaan yàlla de ñaan yàlla te dans côté loolu moo lu gën a tudd lu ci def na si Damas bu nekkoon loolu lu koy yitteel la képp koy jullitam ba na yitteel waaye bu ma sañoon balaa ñuy tàmbal balaa may tàmbal xaw ma dama koy jëkk xam dama koy mujjee dafa am ñoo xam dañ ne aay la ma wax si suratul Isra dafa ñu ma ko laaj suratul Isra aay yi nga xam ne nee naa boo xoolee mu ngi mooy déterminé géopolitique bi actuellement bu am foofu noonu bu ko déterminé ay am na ñu ne dama ko junj kaw ak mais firi ma ko daal dafa kaw ma ko bu dee temps bi may na ko ma njëkkee ma mujjee ko ma njëkkee ko de Ibrahima gaa yi ne ma njëkkee ko am ñu ma ko laaj dem ne dama ko junj mais développé kii moo ko développé ma ko dama ne suut Isra ay 1 ba 8 ñoom kaamil ubbilee sootul Isra yi am na kaamil bind sootul ban Israël am na kaamil yu ko bind mais li baax na saa bii saa bam solo la parce que yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na hadis bam Aïcha moo ko solo mu ne yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam du tëdd guddi lu jàng na ayatu kursi jàng sootul mulk jàng sootul ban Israël non yonent du tëdd guddi lu jàng na ayatu kursi jàng na sootul mulk jàng na sootul ban Israël mooy sootul Isra kon nga xam ne kon yonent am na lu muy jàngale ayatu kursi moo xam ne lu tax mu koy jàng parce que melo yu yàlla lamboo li mu ci wone benn aaya wane ko ci moo tax muy sang aaye sootu mulk kazalika wax nañ ci ay wax yu bari mais li ma gën a intéressé mooy saa bi nga mu sootu ban Israël
suñu kaamil def ko suut Isra mooy saawu rañaan gu voyage nocturne lay firi. bu ñu firee deen comprendre lu tax lu ma bëgg a wax alxuraan yàlla dafa ne mu ne on wax de 11 shaytaan rajim mu ne subhaana lazi asra bi abdihi laylan sell ñeel na ki nga xam ne dafa rañaane jaamum guddi. yaa ngi dégg mu ne minal masjidil haram ma tukkee si la mosquée sacrée mooy bu nekk Makka ilay masjid aqsa mu jëm ci nga am mooy mosquée ju jàkk ju gën a sori ga. masjid aqsa mooy fi nga xam ne moom foofu nga dégg noonu sa la nga ko tuddee masjid aqsa la nga tuddee kooku ñu ngi koy tabax ci jamonoy xilaafa al walid bun abdul malik waaye ñoom mooy walid ibnu abdul malik ci xilaafam lañ ko tabax ñoom ñu jël tout awxaan masjid aqsa bi lañ jël daa koy tuddee dégg nga allazi mu ne jàkk jooju nga xam ne baag naa baakeel nan xawluhu lu ko wër xawluhu lu wër jàkk jooju dañ ko baakeel maanaam ça veut dire que yàlla moo xamal ne dégg foofu noonu maanaam dafa c'est une ville sainte parce que nee na masjid aqsa fa mu nekk la ko wër yëpp la ma yàlla maa ko baakeel yaakaar naa lii yëg mënoon tontuwaale sa laaj bi ngay laaj parce que lu tax ñu koy xëccoo parce que baake moo fa ne ma dugalaa sa laaj bi ci biir baake googu nekk moom la ñuy xëccoo moo tax dañ naan boo xoolee mooy Jérusalem mooy la ville sainte pour les trois la ville sainte pour toutes les trois religions abrahamiques maanaam les religions abrahamiques yi su gën a siw muy judaïsme di christianisme de l'islam koo si jël Jérusalem boo xoolee kii la lu mu tudd ville sainte la ci moom foofu nga moom ngay dégg Alpha Blondy ba muy woy Yerushalem woyam boobu noonu mu ne you can see Christians, Jews and Muslims living together and praying amin mu ne you can see bi nga gis boobu Jérusalem mu ne Christians ay chrétiens Jews ak ay juifs Muslims ak ay musulmans mu ne living together ñu bokk dëkk ñoom ñëpp bokk dëkk nag mu ne praying amin ñuy julli nag ñu ñëpp nag ñëpp te ñëpp amin la ñuy wax bizarrement musulman amin la ñuy wax ñee ne amen ñii ne ñëpp mais ñëpp ñoo bokk li ñuy wax kon lu doon ne parce que kon lieu saint la pour ñetti diine yëpp boo demee ci yahudi dee gis ne sarul dara fi nga xam ne mooy masjid aqsa fu coolu nekk sarul dara am foofu la les montagnes de Sion nekk les montagnes de Sion foofu la bàmmeel yonent Yàlla Daawuda dafa la nekk bàmmeel Daawuda dafa la nekk moo tax kon yahudi ñoom mënuñu ñàkk fonk barab boobu noonu fi nga xam ne mooy le dôme du rocher mooy kii bi ngay gis noonu te mu mel ni lu doore noonu genre coupole boobu noonu bu rëy boobu noonu boo xoolee foofu mu nekk foofu mooy emplacement temple bi ngay dégg temple yi yonent Yàlla Daawuda mu bëggoon taxawal ñoom ci ginnaaw Souleymane moo ko taxawal foofu yëpp ci emplacement temple la bokkoon kon yahudi mënu ñàkk bëgg foofu noonu mun ñu ko ñàkk bëgg léegi nag seen temple bi nga xam ne moom lañ taxawaloon temple bi nga xam ne après Alxuraan dana wax après histoire après na temple fu mujjee boo xoolee li nga xam moo des vestige bi nga xam moo des temple bi muy mur de lamentation fa la nekk kon yahudi foofu foog mu am lu mu représenté si ñoom li nga xam te aussi mooy l'autel de Salomon yonent Yàlla Souleymane am na barab daan jaamoo yeeg jaamukaay yàlla boobu tamit ba léegi foofu la ne kon yahudi mënuñu ñàkk fonk fii waaye gis nga même le Sion ba may wax montagne de Sion boobu tamit moo tax tamit ba si rasta yi sax foofu am na lu mu woo symbole si ñoom parce que da ngay dégg ba mal di woy Lion in Zion léegi ba mal di woy Lion in Zion Lion in Zion mooy le lion de Sion mais lion de Sion boobu noonu il fait allusion à Haïlé Sélassié kooku dañuy sëtu yonent Yàlla Souleymane la te sëtu Souleymane mooy sëtu Daawuda ndax Daawuda mooy bàyyi Souleymane yaa ngi dégg kon Haïlé Sélassié nee na Souleymane la leen di jox la leen di fàttali Haïlé Sélassié the first bu Éthiopie rasta yi yaa ngi dégg kon ñoom tamit foofu am na lu muy symboliser ndaxte Daawuda mi nga xam ne moo jur Souleymane te Souleymane Haïlé Sélassié nekk yoon ndonoom foofu dem bàmmeelam fa la nekk kon loolu daanaka toute l'humanité buñ daanee léegi gis ne borom doomu aadama foofa nag intéressé boo jël tamit ci chrétiens yi nga xool ku mel ni yonent Yàlla Insa église bi nga bàmmeel yaayam fa la nekk mooy église l'église de l'Assomption boo xoolee foofu la ñuy denc ki nga xam ne mooy Mariama bàmmeelam fa la nekk nga jël tamit ba tey am na église boo xam ne nee na boobu yaay Mariam la ko dijee mooy la cathédrale Sainte Anne fa la nekk Anne mooy yaay Mariama nga xool tam ba ci yonent Yàlla Insa li nga doon dégg yëpp la passion du Christ la mu doon dund
ci jafeñ-jafeñ yëpp foofu la ko dundee xàll maanaam le chemin de la croix mooy ba mu yenoo croix bi ñu woo ko atte yoon ba mu jaar yëpp foofu la ci biir Jérusalem la le mont des Oliviers fi nga xam ne foofu lañ ko yeewoon après fa lañ ko attee yëpp foofu ci biir Jérusalem la fi nga xam ne instant ba jardin bi mu naan toog di waxtaan di méditer ci yàlla di wéetal bopp boromam ba tey foofu la ne boo xoolee bi nga ko doon li ba si seen naan si diine chrétien les 7 diacres mooy juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo ginnaaw instant ñoo yenn woon njàngale église boo ko tasaare nekk ñi nga xam tamit nekk ñi nga xam tamit kazalika ñoo yorandoo gérer les biens de l'église am na ku ci bokk naan Saint-Étienne moom to kazalika la porte de Saint-Étienne fa la nekk te fon na mooy bërëb bi nga xam ne moom foofu lañ ko reyee nam finalement moo dafa dee ci martyr foofu lañ ko reyee maanaam boo xoolee ci diine chrétien bu ñu topp seeni jeexital ça rife na ki concerné diine googu du jeex du xaj dégg nga bu dee l'islam boo xoolee dañu yoon Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba muy rañaani foofu la départ uti asamaan ndax dafa am isra mooy rañaan gi si boppam am mixraaj mooy yéeg gi isra mooy la mu def diggante Makka ba foofu ba Jérusalem léegi nag mixraaj mooy jógee Jérusalem waa dem asamaan ndax dañ ne foofu ci buntu asamaan yi mooy bunt bu gën a jege moom Jérusalem bunt bu gën a jege moo tax boobu nangu ñaan la bu njëkk ba mag ñi bu mu sax dem Makka bu mu fa jógee daan jaar foofu ñaan yàlla ñaan seen soxla ñëwaat bu njëkk ba dégg nga boo xoolee kon bëri na li muy représenté ci boo xoolee di islam tamit kazalika dañ naan sax yoon wax na ci hadiis mu ne takk kenn du laxas bàyyi bombu jàkk uti jàkk lu du si ñetti jàkk yi muy masjidu haram bu nekk Makka ak masjidu nabawi bu nekk Madina rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak masjid aqsa kon boo xoolee moo tax ñu c'est le 3e lieu saint de l'islam kon boo xoolee kon moo tax foofu yàlla dafa di bàkke moo tax yàlla daan allazi baak na hawluhu mooy jàkk ji nga xam la ko wër dañ ko bàkkeel dégg nga boo demee sax si les Cananéens mooy maamu palestiniens yi boo xoolee foofu ci Dôme du Rocher fu mu nekk foo daan defee seen sacrifice daan def kon moo tax boo xoolee boobu diine yi dañ koy bàyyi xel yonent Ibrahima kat maam Ibrahima alayhi salaam ci boppam moom si boppam ba muy rey Ismaïl ba mu ko waree rey foofu noonu Dôme du Rocher nekk foofu mooy barab bi nga fa loon tëral Ismaïl pour rey ko jaamoo ko yàlla kon boo xoolee boobu daanaka boobu ça concentre vraiment toutes les énergies pratiquement boobu daanaka c'est léegi day mel ni c'est le centre de gravité spirituelle de notre monde kon Jérusalem Ibrahima day mel ni c'est léegi centre de gravité spirituelle de notre monde dégg nga mu ne kon mu ne allez-y mu ne kon bi nga xam ne li ko wër baakeel nañ ko li nuri yow mi ayat naa ngir que dañoo rañaana yonent bi pour wan kon nag suñuy kawteef yi am lu ñu ko ci woon suñu aayaat yi am lu ñu ko woon am loo xam am lu ñu ko woon suñuy kawteef mu ne innahu mu ne moom yàlla huwa moom as-sami' mu aji dégg al-basir mu aji gis mu ne waate naa muusal kitaab jox nañ Muusa téere ba muy tawreet mu ne wajal naa huddan li ban Israël di def tawreet mu nekk njub ñeel ban Israël kon moo tax maanaam diine yahud diine ban Israël la mooy li ma wax ko sama kii waaju mën a tuubal samedi bi am sax kenn ko mën a tuubal fii tamit benn Zaïrois maa ngi naan man sama problème mooy lu africain fexe ba nekk chrétien moo ma jaaxal ndax christianisme concerné wu ko Jésus wax na je ne suis envoyé qu'aux 12 tribus dispersées de la maison d'Israël pour leur rappeler les enseignements de Moïse moom fukki giir ak ñaar ban Israël tasaaroo yi li may yebal ngi ma fàttali jàngale yonent Yàlla Moussa fukki giir ak ñaar ban Israël yi si la ma yónni loolu la ci biir encyclique kii évangile kon man nit ku ñuul ki lu moo affaire bi lu sama yoon kon kii christianisme du diine nit ku ñuul diine tubaab mais diine ban Israël la kazaalika tamit yàlla dafa ne wa aateynaa Muusal kitaab jox nañ Muusa téere ba boo jaal naa ñu def téere bi muy tawreet mu ne huddan muy njub li ban Israël ñeel ban Israël hébreu yi mu ne nag dama waxoon ban Israël daan lu mu dafa am lu mu leen dénkoon man yàlla man alaa tattaxizu min duuni wakilan bu leen jàpp nag bu leen wakkilu si ku dul man bu leen ut benn protecteur wala ku leen sàmm wala ku leen kilifa bu dul man yàlla leen waxoon mais nag mosuñu kaa respecté ban Israël foo ko fekk rek dana am koo xam ne dana am ku nekk ci xanam kooku yilif ko mu koy def ay sale besognam kooku di ko jàppale noonu leen yàlla na too yàlla daal di wax daan ne zuriyata man amal naa maha nuuhin mu ne yéen sëtu ñi nga xam ne nag yéen si gaal gi la ngeen dugaloon ngeen ànd ak nuux mooy ñu fi nekk ci doomu aadama la bëgg a wax ñëpp la wax parce que ginnaaw aadama yonte yàlla nuux ak tuufaan am na muy déluge àdduna bi daal tukki daanaka ñëpp dee
ñi nekkaat ci kaw suuf yëpp boo xoolee mooy descendant Nuux yi dégg nga mu ne innahu mu ne moom Nuux kaana nekk na abdan jaam shakuran bu mën a sant yàlla lool jaam boo xam ne ku am reconnaissance la ku mën a sant yàlla léegi fi la ñëw nag mu ne waxaday naa mu ne dogal noonu illaa ban Israël ci ban Israël fil kitaab ci téere ba muy tawreet la tuf si dana fil aadi maratayni ne yéen ban Israël di ngeen yàq 2 fois ci kaw suuf vous allez transgresser 2 fois dégg nga mu ne kon ban Israël yéen di ngeen yàq 2 fois ci kaw suuf les 2 fois après dana ko leeral mu daal si daan ne wala taxlu na luwan kabiran mais te tamit di ngeen rëy lu ci kaw suuf rëy lu bu jéggi dayoo ñu ban Israël kon ñetti mbir la wax ne di ngeen yàq ci kaw suuf ñaari yoon mais di ngeen rëy lu bu jéggi dayoo ñu yàq ci kaw suuf ñaari yoon nag après dana ñëw mu ne leer daan faysa dia wax du ulahuma mu ne bu njëkk bi bu ñëwee kon dafa ne yàq ci kaw suuf 2 fois bu njëkk bi bu ñëwee mu ne ngeen yàq ci kaw suuf boo yàq suuf lu may def ak yéen mu ne baas naa ma yebal aleykum si yéen nag ay baadan la naa ay jaam ñoo xam suñuy jaam la ñu uli basin shadid ñu di boomi mbugal boomi maanaam tartar ñoo xam bu ñu ñëwee du leen may dara dañuy daj si daal taale si nu nara ba nu noor gi doon alif dégg nga mu ne fa jaasu xiraale diyaa ñoom dañuy dugg seen biir kër saccage kër yi lu si nam du duggee sa biir kër saccage dëkk bi la ñuy kër gi tëdd xale yi jigéen yi jàpp góor ñi daf leen jaam loolu la ci nam dugg seen biir kër n'est-ce pas wakaana mu ne loolu nekk na nag moo dan ab di kii boo xam ne ab digee boo xam ne mafhuulan lu am la loolu am na lii lu mu ciy jublu mooy waa ji nga xam ne mooy Buxtu Nasar de bokk mooy kii Buxtu Nasar très bien moo nekkoon moom la tu Bible naan Nabukadnetsar historien tuddee ko Nabucodonosor à l'an 525 avant Jésus-Christ moom envahir na mu ak moom ba Babylone la moom ay soldats ñu envahir ñi nga xam ne ñooy hébreux yi envahir leen tas temple bi tëj temple bi rasé ko jàpp jigéen ñi te yàqtaan ci xale yi jigéen ñi jàpp gaa yëpp yóbbu def leen ay jaam ñu nekk ay jaam fële ci Babylone dégg nga bañ nekkee ci yow mooy bu njëkk bi ñu wax bañ nekkee foofu am na ku nekk seen biir ku naan yonenteel Ézéchiel noonu la ko Bible tuddee Alxuraan indiwu ko moom la yàlla jox na plan temple bi nga xam ne war na ko tabaxal yàlla temple bi war na tabaxaat dañoo war na jox plan temple bu bees bu ñoo defaraat muy 2e temple bi ba mu la ko joxee après ba ñu génnee moom mu wax temple ñu ko war tracé gars yi tracé temple tabaxaat ko commencé jaamuwaat yàlla te bañ dem bés bi daal di commencé waat yàquwaat commencé nekk seen caaxaan gi commencé mooy yàlla daan ne kon su ma xatan naa lëkkum am si nag ginnaaw buñ leen jàppee ba ma yebal samay jaam ñu escanté leen mbugal leen mu ne dinaa leen delloo su ma xatan naa lëkkum karat alayhim après dinaa leen joxal ngeen amaat doole seen kaw ñun ban Israël mooy daneen jigéen si njaame ji amaat puissance amaat yooyu wam dat naa kum bi am waal yuñ tëbb leen nag ci ay alal booba nin ak i doom waa jaal naa ko def leen aksara nafiran defe ngeen ay ngeen xeet bu bari ngeen peuple bu bari ginnaaw bañ jógee foofu nekk nag bañ jógee ci servitude bu nekkoon ci nekkee ci sous le joug de Nabucodonosor ba ñu génnee après boobu ñëwaat après taxawlaat temple bi taxawlaat seen civilisation dëkk bi commencé naataat dégg nga ñoom Perse yi sañoo attaque ab babyloniens yi xeex ak babyloniens yi ci leen Perse yi après bañ gagné babyloniens yi si leen libéré ban Israël dégg nga mais naa leen tëbb ay alal dafa leen ay doom may leen ay doom ngeen nekk na peuple bu bari dégg nga mu ne in ahsantum li anfusikum boo leen rafetalee nag seen bopp ngeen defal maanaam boo defee lu rafet lu baax pour yéen la boo in asatum waaye boo ñaawlee nag fa laxaa tamit boo defee ñaawtiif tamit yéen la concerné yàlla moom yoonam nekku ci mu ne fa iza jaa wa'dul aaxirati mu ne maanaam délai bu mujj bi nag 2e délai ba mu ñëwee bu mujj bi wax na dana yàq 2 fois ci kaw suuf dégg nga mu ne la yasu wujuhakum mu ne gars yi dana ñëw tooxal leen tooxal seen xaw kanam la si jub tooxal seen xaw kanam mooy tooxal la ci waxi olof nee nga wala yadxulul masjida te nag gars yi dana dugg ci li nga xam ne dugg nañ ci biir jàkka ji que mu ne kama daxaluhu awwal marrati comme nuñ ci duggee ci première fois ba maanaam 2e wax naa da ngeen fontoo ñaari yoon da ngeen yàq suuf ñaari yoon ñu ban Israël def ngeen bu njëkk bi Babylone yooyu ñëw ngeen defaat 2e fois ma yebalaat yeneen gars yi defaat même chose jaar ngeen fa Babylone jaaroon ak yéen mooy at jàpp jigéen ñi xale yi tëddee tooxal góor ñi jàpp ñëpp def jàmm
n'est-ce pas mu ne wetal masjid kama daxaltum awwala marra mu ne comme dinañ dugg si jàkka ji mooy masjid mooy temple bi kon ko duggee bu njëkk mooy bu ñëwee doo tojaat temple bi ñoom it ñi nga xam ne ñoo ko def mooy les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ moo tax Jésus sax même bañ ko gars yi jàppee yéen ko croix bi di yóbbu ko pour crucifier ko dem àtte ji ko mu ngi romb benn femme bi di jooy ay femme di jooy quoi mu ne femme ne pleurez pas pour moi pleurez pour vous et vos enfants mu leen ba leen jooy ndax man jooy leen seen bopp ak seen doom ndax xamoon na ne bientôt léegi suñu doon ñu nekkat en captivité te loolu après en 110 rek nekkat en captivité mu ne ras daan ne wala fan laa yemoon ëwlu taxal ëwlu waaw mu ras daan fa laa yemoon wala tax ëwlu maratina wala yu tabiru ma alaw tadbiran mu ne pour que tamit ñu yàq li nga xam ne defoon ngeen ko nag nekk di si li nga xam ne amoon ngeen ko dominer ko ñu jëlee ko fi maanaam seen puissance bi nga amoon la si jublu dégg nga mu ne kon boo xoolee ñaari jàll na mu ne asa rabb ko amaan seen borom nag mu ne an ya xamaku mu yërëm leen waaye ne way ne xuttum na boo leen delloo na ut naa ñu delluwaat mu ne seen borom amaan na mu yërëm leen waaye way ne xuttum ut naa mais yàlla nee na boo leen delloowaat tey nag defaat ay caaxaan mooy yàlla ma delluwaat tàllal seenu naxa loolu leen yàlla wax ak ñoom lii nag mooy deuxième guerre mondiale bi moo tax bañ demee ba finalement commencé fontuwaat yàlla bay si Union Hitler mu ànd ay camps de concentration ak ay fours crématoires am waaw daanaka moom kese lu ñu ci ay dégg naa parce que mën na 6 millions waaw ëpp 6 millions deuxième guerre mondiale dégg naa 60 000 morts la plus de 6 millions de juifs dee nañ ci 1/10 ñoom la ba ma wut naa boo delloo ñu delluwaat moo Hitler bi moom Hitler la mu ne wa jaal naa jahannama lil kaafiriina asiiran mu def safara nag mu nekk nag camp de détention pour les asiir mooy camp de détention pour les mécréants mu nekk camp de détention pour yéefar yi mooy camp de concentration yi ak fours crématoires mooy jahannama bi moo tax li mu ci lakk kenn xam ne mu toll dégg nga kon boo xoolee kon lii dafay wane ne muy dafay wax ne dafay jàngal fa retrace histoire ban Israël si ñoom si yàlla ni muy doxee ñoom saa leen fonto yàlla boole ku leen duma n'est-ce pas léegi nag fii nag kon instant yi nag ginnaaw camp de concentration yi nag après fa la wax ji nekk ba état d'Israël taxaw après yaakaar naa loolu mbokk si nga moo laaj bi fu juma kon bu ma tënkee yaakaar naa sa tontuwaal naa ko Jérusalem dafa nekk barab bi nga xam ne maanaam mboolem diine yi boo xoolee am nañ histoire ak ay jeexital yoo xam ne foofu la ne muy diine yahud muy diine chrétien di diine islam ba ci sax diine yéen diine ceddo yi wax naa sànq canadiens yi seen païens yi boo xoolee ba ci yi nga xam ne rasta yi ak yu demee noonu kon kooku moo tax ku nekk ku soon teg ko loxo kon xam naa loolu mooy sujet moo tax mu nekk sujet de convoitise rawat na diggante yahud yi ak ñi nga xam ne ñooy palestiniens yi muy jullit ñi dégg nga waaw dama ne yemaale foo entendre. jërëjëf sëriñ bi ci leeral yi nga xamante ni indi nga ko ci lan moo waral. lii di Jérusalem nekk li nga xamante ni daanaka Palestine mu koy xëccoo ak ki nga xamante ni Israël kenn bëgg cee bàyyi moromam. di tàmbalee say kàddu ci li nga xamante ni xarit si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko man lam yaxtam bi umuurin muslimiina falaysa minnaa. képp koo xamante ni rek maanaam mbir jullit ñi soxalu la kooku bokk si ñun. mu nekk loo xamante ni lu am solo la si contexte bi nga xamante ni ci lañ nekk nga wax ci say biir wax ni Jérusalem c'est le centre spirituel du monde léegi bu fekkente ni dafa nekk xalis bi nga xamante ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ñu man lam yaxtam bi nga xamante ni tàmbalee nga ko kon lan moo war a nekk tey taxawaayu jullit bi wala plus particulièrement li nga xamante ni muy dëkk yi nga xamante ni ay dëkk arab la ci coow Israël ak Palestine bi. man seen taxawaay ñoom xaawama ci grand chose parce que lu mu doonoon seen taxawaay lan la doonoon boobu ba léegi ndax coow li ëpp na 100 ans baa ma jege ko suma juum ah waaw ëpp na ko te boo xoolee seen taxawaay ñoom boo ko xoolee ci weexe lañ dëkk loolu gars yi naan weexe ndax bu nga comprendre li ma wax da ngay xool jëlal moo ko fan laa ko war a dajee sax yaakaar naa kew ba mu waxtaan naa ci Théodore Herzl ba muy wax ba muy bind du journée stade l'état juif ak le premier congrès de Bâle après ba dee après le premier congrès de Bâle waxoon na sa ba deuxième congrès de Bâle mu juumul wax na deuxième congrès en 1907 àggoon nañ foofu yaakaar naa su ma juumul léegi nag maanaam boo xoolee ginnaaw xam nga d'abord sax Théodore Herzl
pour dire yahut ñoo xet ñoo jàng la xam leen parce que ñu bëri pexe lañu maanaam ba mu demee ba bëgg a comprendre ñoom ni ñuy xeex actuellement nu ñuy def occasion bu ndaw la yam benn xale mooy sànni benn xeer ñu affaire attentat terroriste la benn xale bu ndaw da moo jël benn xeer sànni attentat terroriste la di génn ay avion commencé bombarder ay drone commencé dóor ñoom noonu lañ mës a mel ndax même bañ bëggee taxawal seen état bi nii Herzl dafa am benn problème bu amoon benn événement bu xewoon France benn waaye bu naan Alfred Dreyfus Alfred Dreyfus 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 Alfred Dreyfus benn soldat la woon bu nekkoon ci armée française mu nekk agoon garde capitaine dëkkoon jóge dëkk bu naan Alsace Lorraine mu dëkkoon dëkk bu naan Alsace la dëkkoon ba mais juif la woon yahud la woon ba pare déggul allemand loolu ko déggul allemand la léegi nag moom un jour benn problème ba am muy benn femme de ménage boo xam ne mi ngi liggéeyal ambassadeur Allemagne bi nekk France la woon liggéeyal këram lay liggéeyee femme bi ba tey en même temps maanaam dafa agent de contre-espionnage la pour la France moo tax bëri na mbindaan bi ñëw nii fekk espion la même taximaan yi bari na ci boo xoolee taximaan nga di naan li grand di réew mi nangam sangam fekk moo tax boo dee taxi bi boo nga ne ñu téye sa course day wiir da te nopp boo amee looy nëbb même xale jigéen ñi jaay seen bopp sax jigéen ñu jigéen ñuy génn guddi bëri na ci bandi bu ñu daanal souvent boo xoolee ñu jigéen ñuy génn guddi ñuy génn guddi ñoo la daanal man bandi yi mag yi ma xoon fii ba ñuy daanu ñëpp gis nekk ba muy daanu boo xoolee ab jigéen bi jaay boppam daanaka moo joxe indication yi léegi nag ndaw si dafa ubbi pôle mbali mi ne gis benn lettre bu ñu xotti sànni ko ci pôle bi mu génn lettre bi boole ko nii gis ndekete dafa am ay secret yoo xam ne yu France yu armée française yuñ doon yuñ jëloon jox ko di ko jox gi nga xam mooy ambassadeur Angleterre kii Allemagne léegi nag ba ñu xoolee mbind mi ne ko amul tur kenn signé ko amul dara daal mais xam na ne lii ci ku nga ponkal ci armée bi ci la woo jóge bañ dafay enquête ñu ne Alfred Dreyfus ci moom la jóge ndax dañ ndax ku ñu doon def mooy compare écriture kese lañu mënoon def ñu compare mbind mi daane mbindam la te fekk du waa ji leen waa ji nag comme juif la woon mais boobu nag aussi France fekk aussi mi ngi am 20 ans ci ginnaaw ñàkk na Alsace ak Lorraine Allemagne nangu na ko si ñoom loolu aussi neexul français yi léegi nag haine boobu ñu am aussi commencé am problème loolu aussi commencé créer des sentiments nationalistes suñu français yi aussi ñoom aussi benn haine des juifs aussi affaire antisémitisme commencé cultiver en France comme waa ji aussi c'est un juif après finalement ñu bëgg jël ko def ko mu nekk le bouc émissaire gars yi jàpp ko daa koy déporté yóbbu ko fi nu tudd Guyane fa naan les îles du Diable mu nekk foofu ñu dëkk foofu mooy prison à vie travail forcé à vie léegi nag bañ dee ba ci biir ay at après il se trouvait que ndekete du moom ñu mujjee xam waa ji nga xam ne moo ko def ba nga xam ne waa ji moo ko def léegi moom ñu delloosi ba nga delloosi au lieu ñu libéré ko mbaa delloo ko ay fonction defuñu ko dañ ko tëjaat 10 ans te xam na du moom léegi boobu Émile Zola sax bind na ci benn di lettre ouverte bi Zola bi doon j'accuse Zola bind na si lettre j'accuse gis nga léegi nag affaire boobu nag après le Herzl après loolu nag la utilisé ba daal di bind na livre mu des Judenstaat l'état juif daana léegi nag juif yi jot nañu léegi ñoom si état bopp ndax ñun gars yi nu ñu bañee jéggi na dayoo léegi nag en 1917 la ko bind en 1897 léegi nag ginnaaw boobu la ñu woote congrès de Bâle bi waxoon naa keroog après deuxième congrès de Bâle am ba après nag li nga xam ne lors de la première guerre mondiale le Balfour le ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne daal di ne woon yahudi sioniste yi ba ma jàppale après naan jox li nga xam ne mooy naan jox dëkk ci biir ba ñoom tamit ñu jàppale ko ab mu jël dëkk jox leen ko ba mu joxee dëkk nag problème am ndax les juifs yi mosuñoo ñàkk dëkk Palestine am na juif fa nekkoon mais population minoritaire la woon 10% population ñu ne ko ay juif 10% de la population ñu ne ko ay juif mais nag ba leen Angleterre ne léegi jox nañ leen léegi espace bii nii juif yi nag commencé di migrer di ñëw ndax en Europe les juifs étaient persécutés surtout ay Allemagne ak ay nu tudd ay Union soviétique yi dëkk demee noonu ak ay les pays de l'Est boo xool dañuy sonaloon juif yi ñu commencé di migrer commencé ñëw rawat na ba Hitler faloo président Allemagne commencé na indi nag politique am yu kenn xamul sukkandiku sur les protocole de sa gestion
commencé nañ les juifs moom indi ce qu'on appelle la méthode du bouc émissaire bëgg a gëmlu Allemand yi seen jafe-jafe yi ngeen nekkee ñàkk ngeen am parce que juif yi nekk fi ñoo fi ne dajal alal gi yu kenn xamul yu demee noonu juif yi commencé di migrer ba entre temps si temps bu gaaw rek juif yi dem na ba commencé ma 30% de la population palestinienne te 10% la ñu woon en 1920 loolu nag commencé jaaxal palestiniens yi commencé nag moom ay commencé am juif ay jafe-jafe di commencé jàppante seen jàppante foofu la commencé mais bañ commencé jàppante yi sew di jàpp jugal bàyyil ba 1948 léegi nag boobu la Grande-Bretagne génne loxoom nag ci nga xam ne mooy Palestine léegi le 14 mai 1948 boobu la ki nga xam ne mooy David Ben Gurion moom moo nekkoon ministre des premier ministre Israël ñu à ce moment seen premier ministre da mel sax moo gën a fort président daan décision yi ngay jël yëpp premier ministre moo ciy wax moom mu daal di déclarer une indépendance Israël le 14 mai 1948 arabe yi ngay laajte nag foofu lañ commencé dugg ci jeu bi ñoom lii duñ ko bàyyi noonu parce que foog ñu jàppale Palestine ndax Palestine suñu mbokk arabe la Égypte jug la Syrie daal di jug ak ki nga xam ne mooy la Jordanie ñetti dëkk yi daal di jug daan dañuy jàppale Palestine bañ jugee ñu song Israël xeex Israël duma leen duma yu metti ba finalement bañ génnee ci guerre bi Israël mu ne ma au début moom Nations Unies ba mu xaajee suuf si dafa jox Israël 55% jox Palestine 45% loolu la joxoon loolu Nations Unies d'accord lu mooy la résolution des Nations Unies de 48 loolu la décrété woon mais Israël la waa Palestine amoon di ko xeeb sax bañ jàppante Israël fex na ba suufam yokkoo na ci ba jógee léegi 55 dem ba 78% ci Palestine Israël occupé na ko léegi daanaka ñeneen ñaata leen bàyyil 78% bu ñuy 22% la leen bàyyil mais 22% yi nag problème bi mooy Palestine si moom amul suuf ndax Jordanie moo jël Cisjordanie moom moo contrôle Cisjordanie mooy contrôle Jérusalem Est Égypte mooy contrôler fi nga xam ne mooy le bande de Gaza Égypte moo koy contrôler les Palestines réellement moom fu mu contrôler moo tax ñoom ñoo ñëkk indi Palestine problème parce que Israël déclaré na état am Palestine mënta déclarer état am parce que ñoom Égypte ak ki nga xam ne mooy Jordanie suufi Palestine ñoo si teg loxo te ne dañuy jàppal Palestine finalement man xamul lu ñu bëgg mais loolu Palestine moo tax mënul woon déclarer état déjà seen jàppale boobu au contraire mu problème la ñu commencé indi Palestine déjà bañ dawalee tuuti en 1967 Égypte ak Jordanie jugaat daan dañuy songaat ki nga xam ne mooy Israël xeex ak moom mooy la guerre des 6 jours guerre bi juróom-benn fan lañ def Israël duma leen dàq leen ñu wëkkat ñu daw léegi nag Jérusalem Est bi Cisjordanie ak nga xam ne mooy Gaza non seulement Israël récupéré na ko mais boole na si dugg na biir Syrie daa récupéré le Golan syrien daa récupéré aussi mooy le Sinaï égyptien nangu ko taf ko ci kawam 6 jours juróom-benn fan guerre bu gaaw juróom-benn fan rek la moo tax sa une semaine maanaam kon tey bu ñu xëyoon suba guerre bande dañuy xadoo si waat yàq leen def arabe man yaafus gi nekk si ñoom jaaxal na man mënu ma comprendre Égypte rek xanaa waru xaj ci Israël te en plus boobu aussi Union soviétique mais ñu leen jàppale Union soviétique mais jàpp jox armes yu kenn xamul mais teewul Israël da leen dóor dàq leen ba nangu seen arme léegi ñoom finalement boo xoolee ba analyser seen problème ñoom Égypte ak ay Syrie ay Jordanie nekkatul problème mu Palestine mais ñoom seen bopp la mujjee nekk dañ mujj utiliser Palestine pour seen raison seen problème bopp ndax am nañ gàcce ci kanam Israël bu ndaw bi xale bu ndaw bi jàpp la duma la tooxal la léegi nag nu ci génn nu ñu fayoo la ñuy xool en 1973 ñu songaat Israël mooy la guerre du Kippour ba songaat Israël en 73 boobu au début nag mën dominer na Israël ba Israël wane ginnaaw léegi Amérique comme aussi guerre Fourat ñu ngi problème de guerre Fourat léegi Amérique URSS mi ngi jàppale arabe yi Amérique ñëw jàppale Israël ba Israël doy wane ginnaaw Amérique bu yónnee envoyé par avion sotti leen 22 000 tonnes d'armes 22 000 tonnes d'armes la sotti waa Israël ñu mujjee jël ngànnaay yi arabe yi wane ginnaaw dàqaat arabe ba génne leen foofu yëpp foofu amuñu fa ndam léegi nag après ñu Israël nag commencé daana mu occupé terrain bi moo occupé
léegi nag Égypte nag léegi ak Jordanie bëgg a récupérer seen suuf ñu léegi waxatuñu ay waxi Palestine mais kii moom le Golan la bëgg a récupérer kii le Sinaï la soxla même pare nañ ci waxi Palestine bi yàgg talatuñ Palestine ko ne seen bopp lañ tal ndax ñu yokk ndax ñoo xam nga arabe bi dañu bëgg slogan ba affaire bi te ci yëngu ñoom Abdel Nasser Gamal commencé def ay slogan commencé dañuy Israël dañ koy détruire dañ koy raser ci carte monde bi juif day jeex ci àdduna commencé di wër di xaabaabal nangam sangam ndi ko affaire bi yomb nañ ko foogee noonu moo tax boobu ñu ngi créé ça le panarabisme naan ñun arabe yi ñoo bokkul arabe avant ñu nekk jullit kon nañu di commencé di comme ñu xam li affaire de panafricanisme yooyu bàyyi waxoon na sax Gamal Abdel Nasser ne ko bàyyi na ko yéen arabe yi boo tekkee dara l'islam moo tax bu l'islam amul doon arabe du tekki dara daan ne seen xeex bii boo gisee ngeen koy ñàkk da ngeen ko def xeexu arabe mais boo ko defee xeexu jullit ak yahud xeex bi kenn waxatu ko bàyyi waxoon na lii conseil joxoon na conseil bi Gamal léegi nag malheureusement ñu nekkee noonu Israël di leen duma ba 73 wax naa mooy la guerre du Kippour ba ma fa jugee nag après ñu jéem a xool ñu jotee seen suuf léegi nag jéemoon def stratégie mooy comme c'était des pays arabes c'était des pays producteurs de pétrole yu jéem a joué ci pétrole bi daal léegi njëgu baril pétrole ñu yokk jusqu'à 70%. daal di wàññi aussi production de pétrole bi de 5% wàññi ko de 5% uniquement pour nee na pour sonal États-Unis ak les alliés d'Israël ba moom loolu mooy le premier choc pétrolier mais comme ñoom tamit seen décision dëggawul mu nga defee tuuti xam naa États-Unis ñàngal suuf xupp leen rek ñu daw dellu ginnaaw léegi finalement Égypte si moom mujj ëlbatiku bàyyi Union soviétique daw lëngu États-Unis Égypte si moom daw lëngu États-Unis waaye États-Unis Israël la bëgg a jëm de mais si fa lay mujjee ba mu lëngu États-Unis parce que xam na ne moom amul pexe bu tax mu jot suufam pour américain yi jàppale ko mu jot suufam léegi nag loolu après boobu la Amérique de pression ci Israël daa koy jox Égypte suufam en 1978 les accords de Camp David ñu dellu ko le Sinaï léegi nag Jordan gis loolu daan ne man tamit xaaral ma fexe daw lëngu Amérique pour jot le Golan finalement gis nga ñoom gis nga arabe yi ngay wax noonu ay jullit ñi gis nga nu ñu wanee ginnaaw Palestine scientifiquement lañ ko wanee ginnaaw les Palestiniens daanaka mujjee wiir ci xeex bi léegi boobu ba léegi dëkk jullit boo ci xeex bi boo xoolee dëkk jullit bës lay wut wala boppam moo ko tax a jug mais jàppal Palestine réellement man gisaguma ko loolu nag moo ko ne di dem ba ay 1987 boobu lañ déclenché premier intifada en 87 le premier intifada déclenché wu boobu année boobu sax lañ créé aussi la Hamas créé wu Hamas daan ne méthode bi nga xam ne moom la gars yi bëggee étude xeex ak kii nu mu tudd palestiniens yi ay négociation réglé wu ko affaire bi xeex la nañ jàmmaarloo boo xool moo tax ñoom daan rek ñoom su yàlla jàmmaarloo lañ dem ak Israël te moo tax ne sax ne jàmmaarloo yi sax may na leen bande de Gaza ñoom au moins am nañ bande de Gaza waaw bande de Gaza ba Israël bi muy génn kenn wax tàggoo dafa jël yéen ay bagages takk daw génn waaw wëkkat la daf daw génn ñu nekk ci loolu lañ nekkee ba Saddam Hussein sax ba ñu la guerre du Golfe ba Saddam envoyé Koweït en 90-91 boo xoolee tamit Saddam utilise na problème Israël Palestine ba ko américain ne génnal Koweït dafa ne du ma génn Koweït fekk Israël génn Palestine te ñoo ko intéressé wu ko ndax ba léegi dafa ci gisuma lu mu ci liggéey mais xam na ne ak comme aadam amul yoon amul dëgg lu neex waay def la mu ne man fekk Israël génn Palestine man du ma génn Koweït léegi loolu dimbal na Saddam Hussein ba tax pays arabe yi amoon nañ problème songu Saddam ndax Amérique dafa bëggoon pays musulman yi ak pays arabe yi jug xeex ak Saddam ndax Amérique bu jugee attaqué Saddam da doon bañu ne moom Orient ak Occident ñooy xeex quoi wala l'Occident mooy xeex le monde musulman loolu américain doo éviter léegi Saddam nekk si jeu boobu ak ñoom pays arabe yi bëri bu ñu leen waxee nii naa ñun de dëgg-dëgg Saddam moom suñu mbokk jullit la te li ma tam yenn na maanaam ndax Israël mi ngi fay envoyé Palestine te waxoo leen ci dara kon ñu nit ñoo nekku ci loolu finalement Makka ak Égypte ñoom dem nañ song xeexa Saddam Makka ak Égypte Arabie Saoudite ak Égypte finalement ñoom dem na songi Saddam ñoom seen yoon ne Israël yooyu seen yoon nekku ci Sénégal sa guerre du Golfe Sénégal dafa yóbbu na ay soldats Sénégal demoon am soldats Sénégal yi ba ñu fa dee sax guerre du Golfe dégg nga boo xoolee kon monde arabe bi sama jàngat daal li ma woon daal mooy l'histoire dafa ma woon ne monde arabe bi d'habitude saa yi ñu waxee ci coow li pour seen intérêt la mais Israël moom wala Palestine moom kenn jàppale ko loolu moom mu sori ak mu jege kenn jàppale ko ñoom seen bii tamit ba seen autorités yi sax ñoom bii Palestine ñoo am problème parce que boo xoolee seen négociation yi des fois da nga am problème
ku ma Yasser Arafat mi nga xam ne ay coow lépp dimanche mi am ba nekk xale ni Yasser télé yi gaan Yasser nga yaakaar ku nekk la mais ça veut dire que man aussi dafa manque charisme parce que bu dee négocier les accords d'Oslo boo xoolee Israël 22% des terres la ko jox te terres yi mu nangu en 67 yi mu nangu 40 Israël dafa ne yi ma nangu en 48 mos négocier yi ma nangu en 67 lay négocier te yooyu ka 22% laa si mën a jox ko 22% pour ñoom ñu reconnaître état Israël mu jox leen 22% ñu reconnaître Israël ba loolu moom wax la waa Hamas daane pourquoi ñuy négociation bu bon bi ñu koy négocier wax ma say suuf la ñu yor daane li ma nangu en 48 di ma ci négocier mais li ma nangu en 67 laay négocier te le 22% laa si jox pour nga reconnaître ma mais daanaka moom Israël Palestine boo bëggee dégg-dëgg daal wax ji bu guddee bu gàttee pays musulman yi jàppalewuñu ko Arabie Saoudite moom lu pire la def actuellement moom allié Israël bu dëgër la Arabie Saoudite allié Israël bu dëgër la Israël aussi dafa yeewu parce que fexe na aussi ba dëkk yi léegi mu amoon ay relation dëkk yu bari relation yoo xam ne day dimbal dëkk yu bari ba ci wàllu agriculture ba Sénégal su ma juumul am na accord yu mu signé Israël ci wàllu agriculture pour di jàppale ba suñu institut Sénégal des recherches agricoles Israël la tudd yel kese si manqué institut Sénégal comme Sénégal des recherches agricoles dañu des recherches agricoles nu doon tudd yel kese si manqué yel dama yaakaar sa Israël la jóge tur bi boo xoolee kon du monde musulman avec monde arabe bi man dama gis ne ab yaafus lañ ci wane ab yaafus kese la mbir mi day question ay fanaane julli fanaane yuuxu na yàlla alaga Israël di ñaan am na loo xam ne ñaan am loo xam ne effort boo def la te effort defuñu ko. jërëjëf sëriñ bi ci leeral yi nga xamante ni indi nga ko ci loolu maanaam lii di taxawaay yi dëkki arabe yi di ci mel ni Arabie Saoudite ñoom Égypte ak wax nga yooyu ñëpp daal taxawaay bi nga xamante ni am nañ ko ci biir jàppale bi nga xamante ni waroon nañ ko jàppale Palestine te daanaka boo xoolee comme ni nga waxee ku ci nekk daanaka intérêt boppam la doon xool day mel ni kuy jàppale Palestine waaye daanaka ay mbiru boppam lay toppatoo ci biir ñu wax ne daanaka arabe yi di mooy comportement bu mu sa yor daanaka buñ toppee histoire léegi su ko defee comme que mbir mi nii la demee daanaka comme nañu wax mbir mi dafa takk kémbi léegi su ko defee ak mbir mi fi mu toll situation fi mu toll ban yan solution nañ mën a am pour affaire problème Israël ak solution bi yan jàngat la si mën a am ay solution waaw solution yàlla wax na mu ne yàlla du soppi na ci yàlla du soppi na ci ay gaa lu gaa yi ñoo jug soppi seen bopp c'est-à-dire que ñun jullit ñi suñuy problème d'abord pour mu résoudre de manière générale avant Palestine di ñëw mais fokk ñun tamit ñu taxaw ñu pare pour suñu problème jeex dama ñun ñoo pareegul pour suñu problème jeex parce que actuellement boo xoolee àdduna dafa nu muy doxee te Cheikh Diagne wax na mu ne bu sayu zamanika sir sa doxu jamono dox ci maanaam àdduna bi science nga avance technologie baa ngi dem mais c'est vrai que Macky Sall waxoon na on développe pas un pays avec des chapelets c'est vrai dëgg la ça veut dire que la moo tee aussi ñu xal ñu tamit ñu jéem a xool gëstu nu Iran def Iran nu mu def ba ànd nekk technologie de pointe bi Iran ci la fa la ne moo tax coow day bari Iran dañ koy tëkku rek mais kenn du ko laal dañuy tëkku Iran di yuuxu nii rek mais kenn du ko laal ba ñu reyee seen waajoon noonu en Souleymane yi mais at bi petit ne troisième guerre mondiale day am te guerre bu amee day metti ndax Iran am na puissance nucléaire actuellement dégg sa bombe atomique sa dégg moo ne ñu ngi waajee val kii taxawal seen bombe atomique parce que àdduna foofu la toll mbir mi léegi kenn du respecté nit parce que diwee sa ndey diwee sa bàyyi dañ lay respecté parce que ce que tu as ou ce que tu es on te respecte pas ce que tu as mais pas ce que tu es li nga am la ñuy fonkee mbaa li nga doon mais aussi ça veut dire que monde musulman bi aussi at yooyu yëpp ñu ngi nelaw ban effort lañ def Arabie Saoudite actuellement ngay dégg ak alal ji fa nekk pétrole fa nekk noos kese la ñuy def seen sécurité sa bopp mun ñu ko assurer ay américains ñoo ko assurer ak ay juifs loolu aussi fekk ñu ngi ci fekk ñun ñu julli ñu ngi foofu noonu day metti moo tax solution bi daal nekk lu dul monde bi dafa toll foo xam ne affaire bi armement la am ngànnaay am science am technologie ma am xam-xam julli ñi daal foofu la ñu war a jëm foofu bu ñu fa demul kenn duñu respecté question ay di jooy wala benn xale bu ñu doo ay bal naan xale yu ndaw yi ñuy rey non non ñoo dañoo faale xale bu ñu rey ak yooyu ñoo dañoo lijjanti loolu ñoo ay xale ay jigéen ñuy rey xale yu ñu taal ak yooyu ñooñu amuñu problème boobu kon yërëmtalu beeg di yelwaan beeg dimbaleem jàppale mu génnewu leen ci waaw ñu xaa ay Nations Unies di xaa ay dara ci benn dëkk pour mu jàppale leen ndax wala taadaan koy yahud wa nasaara la waxoon mu ne yahud nasaraan duñ kontaan ca yonant yaag say gars yi du leen bàyyi seen yoon yaa ngi de kon ñun bu ñu xaas ñoom dara au contraire nañu fexee dëkk bu nekk fexee tàggat ay ndawam ci jàng ci xam-xam ci gëstu fexee nekk en phase ak jamono fu mu toll
am science am technologie am arme yu dëgg loolu kese mooy solution bi loolu laa gis buñ dóoree benn nga dóor benn buñ dóoree ñaar nga dóor ñett mais lii boo ko mënul moom kenn doo respecté loolu laa gëm waaw. sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abadan doo la ñuy damoo billaay wallaay Sidi Barham la ñuy damoo